jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw rek niñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique tey seen chronique dañ koy tàmbalee waxtaan woo xam ne ñëpp ñu ngi koy dégg mu jëm ci keesu état bi ndax am na alal am déet ñuy rafetlu nag kàddu yi nga xam ne ñoom xam-xam ñoo ko yëkkati ku mel ni Mamadou Lamine Loum nekkoon fi ministre de l'économie et des finances nekkoon fi premier ministre kon du cuune boo waxee ci mbir moomule te nag du na gulet am na ñeneen ñu bare ñu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci nguur gi fu mu toll nii am na sama yenn chronique yoo xam ne yëkkati naa ci kàddu sax ne est-ce que nguur gi nekkul ci banqueroute jamono yi ñu seetlu ne ci tontuk état bi tontu gu rafet lañu tontu goo xam ne mën nañu wax une belle opération de communication lañu def ngir gëmloo sénégalais yi ne alal ju bare bari mi ngi ci keesu nguur gi kuy wax ne nguur gi amul alal xamoo li ngay wax opération bu rafet ci wàllu communication lañu def tënkee ko nag kàddu yoo xam ne moom la ñuy faral di wax langage d'initié maanaam ay technicien rek ñoo mën a xam mbir mi ma jàpp ne ku war a jëf doo bari wax
ku wara jëf do bari wax te wala fi dañuy am lu ñuy lebu mu nekk lu am solo andaru wax kopp jëf da ko fay andaru wax kopp jëf da ko fay manam wax ju bari lol bu jëf je néwé rek laq lu bare bari ci jëf ji ñu ne ki mën na ña daan wax dañuy wax rek te ñi wax rek lañ wara mëna def ndax nekku ñu fu ñuy dogalé kon ki nga xamne mo nekk fi ñuy dogalé li ñuy xaar ci mom mu jëf lu na weng kenn du ci am xel ñaar kenn du ci am lo xamne di nga ko natable li ci ñëk dégg na seen kaddu ñu ne way dafa am hausse baril du pétrole mo ne de amna ay jamono ci ginnaw bañuy ciow taux croissance de 7% di feug deun ñu doon xeltu ci walu komkom waxon nañ len na len sen taux de croissance bi xol len bu baaxa baax no len koy yoré lutax ndax te mi ngi sukkandiku ci anam lo xamne ñepp ko xam modi barul pétrole bi dafa wacc lool new lool lolu nak influé wu ci taux de croissance bi ngeen am kon ëlëg ak sibir sor leen ne taux de croissance bi man na am ay jafe-jafe bu nekké ne baril de pétrole bi dafa yok ñu ne dédét on maîtrise notre structure économique li ngeen wax xamu leen ko tay ji ñom ñoo tok di ñu wax ne barilu pétrole bi dafa yok bu jéggi dayo bet leen ci anam bo xamné ñom foguñu ko won kon danaka li ñu wax rek ku jaaxaan di tour ndox sa bop ngay ñëk toyal ku jaaxaan di tour ndox sa bop ngay ñëk toyal te kenn mënu fee naxati kenn limay faral di wax ko jappé dof mi ngi wuti garab yum la fajé ko jappé dof la wax mi ngi wut garab yum la fajé tay ji keesu état bi ñu ne mi ngi bari xaliss lool torfa kala ma sha Allah yalla na yok waye wax day gatt nguur gi amna xaliss kon képp ku nguur gi yoral xaliss demal nguur gi fay la nguur gi nga ne amna xaliss ca boba entreprise BTP yang leen yoral lu tollu ci 50 milliards et poussière établissement privé yi 2012 ngeen orienté fa ay étudiants ne tous les bacheliers seront orientés yeen ak leen yoral lu tollu ci 15 milliards gerte gi dañ yalwaan Chine ngir ñu jënd ko demati ba ci Turquie pour ñu jënd gerte gi ciow li na fi kur ci gerte ci digënté Sonacos ak opérateur stockeur yi ciow laang fi bari lool di ay milliards ñu ne caisse état bi amna alal ngala way génn leen alal joju fay ñi ngeen yorel bor parce que ñoo nit sonn nañu lool rawatina petite moyenne entreprise yi ak petite moyenne industrie PME PMI ñom dette intérieure bi taxna ñu tejj dette intérieure ba ngi bari lool taxna ñu tejj té rax ci dolli décembre ba tay ji nguur gi jëlul ben engagement ak ay fournisseur fan yé ci ginnaw lan lañ wax ay coupe budgétaire lañu def jëmele ci semestre bi di ñew ndax wut xaliss fay leen fournisseur yi ndaw ndawaan yi nga xamné li ngeen yorel sax matul 100 millions fay leen alal joju bu nekké né keesu nguur gi amna xaliss wax day gatt jërul bari té la may wax rek moy dëgg andaru wax kopp jëf da ko fay bu nekké né keesu état bi amna xaliss ci dëgg fay leen atte bor fay leen comme am ngeen xaliss fay leen lutax douane xey suba tel rek yok taxe yépp ba commerçant yi diko joy pour lan pour am alal ju bari bu mëna duggal ci caisse état bi xam nañ né fim nek ni
port ci ñu ko yore woon caxat-caxatee bari woon na ci lool ay jafe-jafe am ci lool nguur gi tamit am ay jafe-jafe ci wàllu alal xool leen koñ yi bañ fi génnee seen agence boobu Promoville dañuy defaraat ville yeeg yooyu koñ yu baree bari ñu décapité yoon yi dindi ko ne dañ fay def ay tëli boo demee Sicap Foire gii koñ yépp lañ dajj foofu laa xam ak feneen ak feneen ak feneen ak feneen dajj nañ tëli yi ba ñuy jub ci élection législative yi ba tey jii mënuñu ko yeggale lu tax seen chantier yi mënoo leen ko yeggali lu tax seen chantier yu ndaw ndawaan yi mënoo leen ko yeggali loolu la sénégalais yi bëgg a xam parce que nguur gu am alal sumb ay chantier da koy matale dama ne li am te muy dëgg moo di am nañu nekk ci nguur gi nag naam keesu état bi amul xaalis waaye ñoom seen poos yaa ngi fees dell ak alal te avant 2012 yoruñu ko woon léegi ay milliardaires la ñuy wax seen kër yi am na néeg yoo xam ne boo fa duggee xetu xaalis moo lay sonal xaalis bu baree bari lañ yor fan lañ ko jëlee jar naa laaj courtier intermédiaire moo yàq régime Macky Sall courtier intermédiaire moo ko tasar am na kàddu yu Moustapha Cissé Lo rotal jëmale ko ci Farba Ngom. am naa lu ma mën a demee campagne laajuma ko ñaari dërëm na ma may jàmm ñiy wax ak xam ne ñoom ay géwal comme Farba Ngom xam ne dafa war a tontu moom ci liñ ko tuumaal ndax nee nañ ay milliards la yor te xamuñu entreprise am du liggéey ci ay marché 2009 it moom Farba Ngom bi nga xamee ne dafa fekk Mercedes am bu paan mu ne amul lu mu campagne élection locale dem di ko jaay kër bàyyi ma kër Macky Sall diggante bi am fi ay milliards dafa teel na wax courtier yi muy def yan la courtier bay mën a séddoo 1,5 milliard fenn ak i feneen te nit ñi nee nañ am na courtage yu mu def ay milliards loolu la war a leeral askan wi. dégg naa ne moom mi ngi def ay ñuxum di fab ay milliards pasaree ba jàpp na ci xaalis bu bëri te leeralu ko loolu la war a wax askan wi. coow laa ngi ne kur déggoo ci kenn ku ci wax keesu état bi dërëm newu fa waaye keesu nit ñu baree bari ñu nekk ci nguur gi la nekk ca alal ca biir buñ ko génnee financé PSE ay milliardaires lañ mu mel ni sax boo xoolee ñoon ñi ànd ak Macky Sall dafa mel ni dañoo gëmul na président Macky Sall war na mën a am sax 2e mandat ndax yàlla rek mooy dogal loolu ba tax dañuy wax ne wuu dal naa ci wuu tëggum semmeñ la neex benn naqadi benn ñu waabale di toje rek loolu yëpp nag bu amee xam nga lu ko indi moo di ki nga xam ne mooy njiitu réew mi président Macky Sall du jàpp ñoñom du tëj ñoñom dafa wuuteeg Ablaye Wade ci loolu képp ku ànd ak Macky Sall boo sàccee 100 milliards de francs CFA ñëpp gis ko tëj sa bët Macky du la def dara la dul def c'est l'impunité garantie te l'impunité garantie pour tous les partisans de Macky Sall yoo xam ne sax ay rapport épinglé leen fii ñoo xam ne jamono yi coow laa ngi leen topp dara du ci mujj moom kay mën na sosal ñim jàpp ne ànduñoo ak moom ba dugal leen ci biir kaso waaye ku ànd ak moom wala nga jege soxnaam wala nga nekk nitu soxnaam wala nga bokk ci régime tojal kees defal lu la neex du mujj fenn la jul mujj. Ablaye Wade tëj na sax ay ñoñom Ablaye Wade tëj na fi ki yoroon Azer tëj na fi Bayla Wan Idrissa Seck taxaloon na ko ci wàllu chantier yi tëj ko loolu yëpp am na fi Latif Gueye yàlla na ko yàlla yërëm
loolu yëpp am na fi mais Macky Sall xalaatu ko tojal kees sàccal 1200 milliards de francs CFA yóbbu du mujj fenn dañ koy teg rek ci ay communication fii communication fee lépp ñu ngi ko bëgg a lal ci wax na nañu tontu sénégalais yi seen xel dafa fattu benn semaine rek ñu fàtte ñu tàbbi ci mbiru Khalifa Sall wala fi dañuy faral di wax ku wax feeñ ma dégg ba ñu ubbee procès en appel am kenn ci avocat état bi ne stratégie avocat Khalifa Sall yëpp jubluwuñ ci lu dul retarder procès bi ngir may Khalifa Sall mu mën a déposer candidature am ci élection présidentielle yi kon ñu jàpp timit le contraire ne nguuruk Macky Sall wala Macky Sall ci boppam la mu bëgg moo di justice am atte Khalifa Sall définitivement ñu éliminer ko ci présidentielle 2019 loolu mooy bëgg-bëggam te nag loolu bañu ci ba wuñu sutura justice yoonam newu ci justice moom yoonam newu ci lu mu bëgg da ngeen koy def par la force amul jàng droit fexe leen noo leen ko génnee seen texte seen loi yooyu ba génn ko ba condamné ko boo déggee avocat état bi la mu wax jëmale ko ci avocat Khalifa Sall da ngay jàpp ne liy mébét ak bëgg-bëggu régime Macky Sall du justice sax Sénégal régime Macky Sall moo di Khalifa Sall daar xawma noo leen di def fexe leen ba laata ñuy déposer lii di candidature yi pour élection présidentielle yi moom ñu prononcé li nga xam ne moo di condamnation définitive am du mën a bokk ci benn élection présidentielle may laaj juge yi weddi loolu nañ ma wax ba ñu dalee àtte ba tey jii ku dee ak sa bàmmeel seen aqulaay taalaa nañu waat bañ dalee àtte ba tey jii est-ce que mës nañoo gis dossier mu méngoog Khalifa Sall ku ko xam defi la nanga ko wax ca traitement ba laa la wax ca instruction ba procureur juge d'instruction la ca am rejet constitution ba procès bu njëkk ba nañ ko pamte matul sax ñaari weer ñu yóbbu ko ci cour d'appel ngir attewaat ko ku mës a gis dossier buñ traité noonu rek nee ma bii traité nañ ko noonu kon bu leen joxoñee baaraam ne leen fi mu nekk nii attewu leen justice ndax dañ leen jox dossier waaye dañ leen jox ordre ne leen dossier bi defee leen ko nii tëj leen kii yoo leen xam dem na ci sax ba soo xoolee dañoo jël chef d'inculpation yu bari dugal ci pañe bi maanaam juge bi mooy tànn bu ko ci neex biñ demee ba ci deniers publics ñu ci wax blanchiment d'argent xam nga loolu moom waxi ku daanu saret la deniers publics ñu ne blanchiment d'argent xam nga mooy damay jël chef d'inculpation yu am yëpp def ci pañe bi yow nag yaay tànn bu la ci neex l'essentiel mooy na dugg ci biir kaso bi nañ ko condamné loolu rek moo am ci dossier bi plus de 800 dossiers mi ngi ci tiroiru cour d'appel 800 dossiers yoo xam ne ay ati ma nga fa lu tax ñu gaawtul bii nañ ko wax expliquer ko Sénégalais yi benn lay rek la ñuy wax oui moi je connais pas de dossier justice man dossier bu nu may indi rek ma àtte déedéet dañ ne dossier bi 2 mois la def 800 dossiers di xaar tey jii boo demee suñu kaso yaa ngi fees del ak ay nit ñu war a àtte ba tey jii kenn àttewu leen ci yoon sax prisonniers yu nekk foofu dañoo war a rebelle wu na leen lii jaaduwul c'est 2 poids 2 mesures ne jaaduwul benn yoon ñuy def kumba am ndey kumba amul ndey parce que kumba amul ndey bëgg nañ ko tëj ci biir kaso laata ñuy dem ci élection présidentielle mu am condamnation définitive waaw avocat wu Khalifa Sall seen client moo nekk ci biir kaso bi non
xana ñom gëna yakamti sen client genn ñom koy bu la nexé ñu laaj ay renvoi parce que sen client mo nek ci bir kasso bi gis nga li deug moy Khalifa Sall sax mo may li yeb suma ko don xelal dama nako bo démé jakarlo ak juge bul wax dara lu la laaj nga muma def ni sen abré na len dal xam nga li deug wax len liñ len sant ngeen def après ñu dem parce que vraiment bu ñu tardel bayyi say avocat nak ak ñom waye yow bu la ñaklo fayda ci lan ngay taxaw fofu ñu lay wax mbi limite foko jëlé facture yi li facture yi la même chose on va vivre la même chose parce que so xolé ñu ko accélérer leer na la condamnation définitive bi nga demati cassation ñu defaat la même chose parce que ay ordre la yo xamné il faut les exécuter lolu nak mo ñu titel parce que dama yag di wax né nañ respecter justice wek ko c'est le pilier le plus important de la société bes bu daano rek danaka rew mi yépp ci nërmelu jëm jéxal ak parrainage bi gis ngeen semaine bé ñu genn dañoo jék ba ci yag rek xibaar genn né loi sur le parrainage dañ ko dindi légui dañ ko bayyi tek ci suuf ñu bari na alhamdulillah Sénégal gi yépp né alhamdulillah na Macky Sall war nañ ko sante gërem ko ndax xelam delu ci wat na ndekete ak njumte la loi bi nga xamne mo wara changer code électoral bi lañ génné wat pour défarat ko yobbu ko fim nek ni en procédure d'urgence xamna procédure d'urgence mom bëgg nañ ko lool ci nguuruk Macky Sall lepp procédure d'urgence la même acte 3 de la décentralisation kon luñ ci mëna wax moy bes biñ ko génné réaction bi am ci sénégalais yi amna lu mu wané na né sénégalais yu bare ñi ci ëpp ken andul ci loi bi loi président Macky Sall la ak ñoñom ña nek assemblée sax sañu ko débattre xalaatu ko la ilaha illallah motax lo giseon jour buñ koy voter lu nit ñi yëkëti ci question rek ñu ne non allons au débat ñepp Seydou Diouf ak ñepp ay meeru ñing allons au débat Moustapha Niass mom dama ko yërem parce que dama né ciat du wess man nga dem ba sa fin carrière mu dal la ciat du wess tay ji ban image le Sénégalais di japp ci mom xana ñaari assemblée lu gëna yees ci Sénégal moko jité ñaari assemblée nationale yu gëna yees ñaari législature yu gëna yees Moustapha Niass moko jité ak lu ñu leen wax yépp ci moral ci alcorane ci Yesu Christa ci Mariama waye yalla lu may wax rek ci du wess len sant di len gërem di len di dajé sen benen chronique sen site dakarmatin.com inshallah